يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا يا ربنا اعترفنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ñi topp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye nag jiital ci suñu sëriñ Thierno Ousseynou Ndiaye At-Tidjani yal na ko yàlla yokk leer. keroog bi ñuy taxaw moom borom téere bi Seydi Ahmed Ben Ayachi Sukayrij jot na def introduction wax ci solos téere bi yaatal ci ak tënk yi nga xamante ni ak yi mu ci jot a dund ci téere bi mu defoon muy alkawkabul wahaaj ak li ko taxa jóg moom wax na ko ci macha allah. bu ko defee joxoon nañu rendez-vous ne bu ñu ñëwaatee jàngat lii di bismillahi rahmani rahim. mu ne la basmala au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux. mbokk yi di ko traduire ci yàlla mi nga xamante ni mooy yërmande bu yaatu fii ci kaw suuf ci lépp luy mbindeef bi mu bind muy ku gëm ak ku gëmut, waaye nag muy ki nga xamante ni keroog bés penc moom moo fay nekk yërmande ci ñi nga xam ñoo ko yeyoo mooy bismillahi rahmani rahim. mu ne sachez que plusieurs érudits de la communauté musulmane ont rédigé des ouvrages dans le seul objectif d'expliquer la basmala. ay téere yu bëri ci mbokk yi bind nañ ko lu dul lenn rek mooy waxtaane lii di bismillahi rahmani rahim. mu ne néanmoins ils n'ont pu que révéler une infime partie de ces sciences. En ce qui nous concerne, nous les Tidjani, nous considérons comme obligatoire de réciter la basmala à chaque fois qu'on récite la sourate al-Fatiha. commencé na ci masala bu am solo sax waaw. mu ne nag loolu am na waaye ak lu mu mënti doon ñooñu nga xamante ni bind nañ ci ay téere pour waxtaane bismillah nee na cat as lañ ci waxtaane mënuñu ko jeexal. mu ne waaye ñun ñii di taalibe cheikh yi moom ak lu mënti doon dañuy roy suñu sëriñ ci bismillahi rahmani rahim, dañu koy jàng saa yu ñuy jàng fatiha. xëy na dina ci gën a yaatal ci kanam. mu ne notre maître Sidi Ahmed Tidjani radiallahu taala anhu a dit, mu ne yëral suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ahmed Tidjani wax na wax ji di ñëw: je n'abandonnerai jamais la basmala attachée à la fatiha, que ce soit lors de la prière ou en dehors de la prière, en raison du hadith qui rapporte son mérite accentué par le serment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith a été rapporté par l'imam Shafi dans le chapitre mérite du Coran. Son dire attaché à la Fatiha signifie prononcer en un seul souffle que le premier verset de la Fatiha sans s'arrêter. loolu mooy suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ahmed Tidjani waxam boobu bu siiw. mu ne moom de du mës a bàyyi di wax lii di bismillahi rahmani rahim jamono yi muy jàng fatiha. mu ne ka mu nekk ci biir julli wala ka mu génn biir julli, moom daal buy jàng fatiha moom dina ko jàng bismillahi rahmani rahim boobu, waaye da koy toftale. maanaam ci tënk rek mooy danaan bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba mu yegg. moom lii la wax ni du ko mës a bàyyi kii di Mawlana Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu taala anhu. mu ne lu tax? mu ne ndaxte yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ci benn xadis ca la ca nekk ci njëriñ ak ca la ca nekk. mu ne nag kon moom du ko mës a bàyyi. kon noonu ñu ko waxee ni bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin, loolu lañu ba mu yegg ca wala dallin amin. noonu la wax moom suñu sëriñ ni la du ko mës a bàyyi.
mu wéy le juge le cheikh Majdin Fawru Zabadi kalla lee mu ne radiallahu taala anhu adi xadis bi la ñuy andil xadis bi ni mu tëddee mooy silsila boo xamante dañ ko bëgg a tënk silsila la boo xamante ni dafa jóge ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu jaaree ko ci malaaka yi di wàcc malaaka yi ñu koy jàllale wax ji di ko jàllale ba ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam wax ji mooy giñ nañu par Allah le Très-Haut moom Jibril wax na ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala jaale ko ci Mikail wax na ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñëw ci Israfil wax na ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala wax na ni mu koy wàcc di ko wàcc mu ne par ma bonté ci sama mbaax par ma générosité ci sama yaatu tey yërmande celui qui récite bismillahir rahmanir rahim rattaché à la fatiha une seule fois ki nga xamante ni jàng na lii di bismillahir rahmanir rahim nga jokkale ko ak fatiha benn yoon mu ne je témoigne maa ngi seede ni sur moi-même ci man ci sama bopp moom yàlla suñu borom subhanahu wa taala que je lui efface ses fautes waaw lépp lu nga xamante ni defoon na ko ci ay rëq-rëq ay faqastal far naa ko loolu mooy li yàlla suñu borom wax ci côté boobu que je ne brûlerai jamais sa langue par le feu et que je le préserverai contre les châtiments de la tombe et du feu le jour du jugement et de la grande frayeur mu ne xola ma tegaat ci leneen itam làmmiñam bii ki wax lii bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex làmmiñ bi du ko musal lakk ci safara te itam dina ko musal ci mbugalu bàmmeel ak mbugalu bés penc lii di safara dara tamit du ko am ci lu koy tiital ci jamono yooyu xadis bi noonu la tëddee xam naa ni buñ demee ci téere xadis yi mën nañoo gis topp ko bu baax dinañ ko gis mu ne moom Cheikh Sukayri si ñëwaat nañu nous allons nous attarder sur ce sujet lors du chapitre les litanies récitées le jour du vendredi et leur bienséance requise mu ne bu ñu ñëwee ba ci biir téere bi dinañ ci ñëwaat incha allah rawatina bu ñu yeggee ci xadaratul juma en outre mu ne mu ñëwaat ne le prophète sallallahu taala alayhi wa sallam wax na ni a dit toute œuvre importante qu'on ne commence pas en disant bismillahi rahmanir rahim est une œuvre tronquée yonent bi waxaat na ko feneen ne képp koo xamante ne mi ngi def dara ay wax la wala ay jëf te yow jiitaloo ci bismillahi rahmani rahim jëf jooju maanaam jëf jooju yàqu na du am barke hadis bu siiw la dans deux autres versions du hadis le prophète sallallahu taala alayhi wa sallam nous informe que c'est une œuvre touchée par la lèpre léonie et qu'elle est sans postérité mu ne waxaat na ci beneen riwaaya mooy beneen façon tëggiin ci wax bi ne yonent bi moom ci boppam wax na ni jëf jooju nga xamante ni nit ki def na ko wala wax jooju wax ji nga xamante ni nit ki wax na ko te laataa mu koy def jiitalu ci bismillahi rahmani rahim mu ne loolu jëf ji wala wax ji dafa ngaana goo xamante ni maa ngi fàttaliku ca la ñu jàngoon lépromateuse mooy ngaana bi gën a métti ci ngaana gi la jëf yooyu wala wax jooju def waaw te itam du mujj fenn muy wax ja muy jëf mu ne des hadiths similaires ont été rapportés concernant la louange à l'instar de la basmala voilà pourquoi les deux auteurs Sidi Khalis Santisi et Sidi Abdou Karim Banis ont entamé leurs ouvrages par la basmala et la louange d'Allah mu ne nga gis ni kon mu ngi ñuy tënk rek nañu xadis yu bëree wàcc na ci di waxtaane lii di bismillahi rahmani rahim ci tagg yàlla suñu boroom subhanahu wa taala mu ne loolu mooy waral ñaari punkal yi nga xamante ni moom jël na ay téere pour def ci tënk bi def ci liggéey bii téere bii ñuy jàng ñoom tamit seeni téere commencé nañ ko ci bismillahi rahmani rahim nga gis ni kon moom itam Mawlana Cheikh Ahmed Sukayri commencé na ko moom itam ak bismillahi rahmani rahim
kii di ki traduire muy professeur Abdallah Sukayrij moom itam dafa commencé par bismillahi rahmani rahim. ñun itam yaa nañu yàlla saxal ci lépp lu ñuy def ñu koy commencé par bismillahi rahmani rahim. kon mbokk yi ñu teg foofu suñu baaraam ndaxte moom itam foofu la tëjee kàddu gi ci bismillahi rahmani rahim bi mu doon bëgg a yaatal ak ñun. bu ñu ñëwaatee incha allah beneen jamono dinañu dugg ci suñu deuxième point bu mag mooy sant yàlla la wax, louange à Allah qui a fait apparaître cette voie tijaniya. li ñu ciy déggee mooy mi ngi sant yàlla mi nga xamante ni moom moo feeñal lii di tariqa tijani. incha allah bu ñu ci duggee yaatal la boo xamante ni incha allah da koy yaatal ci ñu xam xemmeem mën a xeeñtu xam bu baax a baax définition ci la tariqa tijaniya. incha allah lu am solo lay doon, xam naa ne ay das yu bëri la parce que yaatal na ci bu baax a baax incha allah. mbokk yi kon ñu teg foofu suñu baaraam di leen sant ci topp bi. yaa nañu yàlla may dégg ak topp. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.